lac bi ngeen di gis ni ay jamono moom lañ daan ne lac Red Ba bañ ni sax ñu nekk dañ koy dëgg lac Red Ba jamono yu mu tuddee lac Red Ba dafa amoon ay jën parce que lac bi ak géej gi am na place bu ñu doon di dajee boori bënn ba jën yi daal dañu doon di jógee si géej gi di dugg si lac bi boobu couleur rose bi ñëwuloon xorom bi ñëwuloon dara ñëwuloon waaye nag au fur du temps vers 1965 70 dafa am diggante boobu noonu dafa am benn sécheresse bu fi amoon si diggante boobu noonu ak effet dune du sable ngelaw bu bëri formation dune du sable yi moo andi séparation entre lac bi ak géej gi léegi nag benn fan boo xam ne ni suñu maam yi ñu gis ni lac bi jën yi dee nañu gis couleur rose du kéemtaane gis xorom si noonu la lac bi bindoo lac bi daal dafa amoon ay jën jóge si ay jën ñëw si mbirum xorom longueur bi moom dañ ko doon di estimer si 5 kilomètres de longueur largeur bi ñu ngi ko doon di estimer si 800 mètres de largeur profondeur bi 1 mètre 50 mooy profondeur bi profondeur boobu sax mooy endroit bu gën a xóot mooy 1 mètre 50 mais yeneen endroit yooyu gis nga day mesurer ay 1 mètre. couleur rose bi lu koy andi mooy ay algues microbactéries ay algues ñoo koy andi ay microbactéries du nom de Dusifio alluvium redbassei ay algues la yoo xam ne nii naaj bi bu génnee ak ngelaw bu bëri bu remuer lac bi algues yi ñooy joxe couleur rose boobu noonu waaye dafa am kéemtaan bu am si lac bi parce que lac bi du tout le temps les roses du tout le temps les roses parfois comme jamono approche hivernage bi approche nawet bi
mooy instant yi nii da ngay ñëw nga fekk lac bi am beneen couleur loolu lu koy waral nag xam nga lac bi dafa litre d'eau bu ne boo jëlee 1 litre d'eau estimation bi mooy 380 grammes de sel 380 grammes par litre d'eau boo xoolee moom ak diggante géej bi dafa am différence bu mag parce que géej gi 1 litre d'eau bi day nekk ay 40 grammes 35 à 40 grammes mais litre d'eau lac bi boo ko jëlee day doon 380 grammes de sel par litre d'eau donc léegi bu demee ba boori nawet te tawut ndox bi day ëpp 380 grammes day dem ba 390 grammes de sel donc da ngay gis ni ndox bi même boo ko laalee boo ko yëkkatee nii ak sa loxo da ngay gis ni day am poids microbactéries yi waroon joxe couleur rose bi duñu mën a remonter à la surface pour mën a joxe couleur rose bi il faut que mu mën a taw pour ndoxi taw bi diluer lac bi pour lac bi poids am xaw a wàññeeku mu ñëw estimation à 380 grammes si la microbactéries di mën a remonter à la surface di mën a joxe couleur rose bi moo tax boo xoolee la plupart du temps vers décembre janvier yooyu le rose bi di gën a feeñ day fekk nawet bi lac bi dilué wu na ak ndoxi taw bi bu baax. de exploitation du sel parce que exploitation du sel ñu ngi ko commencé en 1966 jigéen ñi ñoo nekk les premières personnes yoo xam ne ni dañuy dugg ci lac bi di ramasser xorom bi c'est-à-dire di génnee xorom bi ak avec leur bassine donc bu mu demee ba ci kanam gis nañ ni jigéen yi génnee xorom bi ak teneur du sel bi arrangé wu leen seen problème de grossesse ak yooyu ci la maintenant góor yi jël relève bi góor yi daal ñooy yor seen gaal dugg ci biir lac bi yor seeni bant yoo xam ne ni bu ñu duggee ci lac bi dañuy samp bant yi takk gaal bi wàcc yor peel xorom bi daal mi ngi directement ci suuf. waaw xorom bi moom mun nga ko ramasser même sa loxo boo ko dugalee mun nga ramasser xorom bi ñuy uti xorom dañuy utiliser benn crème traditionnelle bu ñuy ne beurre de karité beurre seen yaram parce que sinon teneur xorom bi mën na yàq seen yaram. moom la ñuy def seen diggante tànk yi léegi dañuy pousse xorom bi ci biir pañe bi bu ñu yëkkatee pañe bi ndox bi day wàcc mu des xorom bi ñu dugal ko ci gaal gi mais nag lac bi dafa bëri loo xam ne lu am solo lu fi ne surtout mbirum faj lu ko dalee ci xorom yi parce que fii am na ñetti catégorie de xorom yoo xam ne ni ñooy gën ci biir lac. trois catégories lu ko dalee cristaux yi mooy xorom bu dijj bi bu doon ñun villageois yi on l'utilise pour des bains de pied c'est-à-dire dañ koy def ay bains de pied parce que boo xoolee am na ñoo xam ne nii bu ñu toogee ci oto pendant un long trajet ci voyage bu sori dañuy am ay tànk yi néew yi waaw léegi boo jëlee cristaux yi def ko ci ndox bu nugg def ko ci benn bassine dugal ci sa tànk day arranger tànk bi moom garab la cristaux yi bu ñu demee ci sel moyen bi aussi pareil sel moyen femmes yi ñoo koy utiliser di ko def poisson séché mooy géej bi am na beneen sel boo xam ne nii nag c'est un peu en poudre boobu c'est praticable pour la cuisine c'est les trois catégories de sel moom la ñu mooy gën ci biir lac bi fii loo xam ne nii day faj mooy argile noire parce que lac bi dafa am benn argile noire boo xam argile noire mooy lan benn argile mooy ban bu ñuul bi ban bu ñuul boobu lu ci gën a bëri jigéen ñi dañ koy jëfandikoo dañ koy diw seen kanam di ko def gommage di ko def seen kanam day génnee ay boutons lu bëri lay faj beñaat bi tamit sangu bi dañ koy autoriser ci lac bi parce que sangu bi lu ci gën a bëri day faj ay maladies de la peau mooy feebar yaram day calmer rhumatisme bon lu ko dalee exploitation du sel fii annuellement ñu ngi exploiter xorom bi environ 50 à 60 000 tonnes par année moom la ñuy exploiter fii xorom bi ba pare gaal yi uti xorom mun ñëw diig parce que xorom bi teneur du sel gaal yi bu ñu demee bu ñëw uti xorom ci biir lac bi bu ñu demee ba fees dañuy peser 1 tonne mais surtout gaal yi dañuy flotter même fii booy sangu da ngay flotter parce que teneur de sel 1 litre d'eau bi estimation bi day dem 380 xanaa léegi buy waaj a jege nawet bi lay dem 390 grammes de sel par litre d'eau voilà. boo tëmboon nii doo diig quoi. non boo tëmbee doo diig booy sangu doo diig parce que teneur de sel bi moo lay yëkkati ci kaw mais avantage bu ñu am ci lac bi
c'est-à-dire lac bi lu ko wër à 1 mètre 2 mètres boo gasee teen ndox bu neex ngay am c'est pour cela moo tax autour dañoo bëri ay sources d'eau douce yoo xam ne ni ay ndox yi neex sens boobu la ñu am ci lac bi exportation sel bi ak mbirum xorom bi fu muy jëm fii ne suñu xorom bi Lac Rose la plupart day dem ay Mali ay Burkina ay Côte d'Ivoire parce que suñu xorom bi ñun Sénégalais yi sax mënuñu ko consommer d'une consommation normale donc mooy essentiel loo xam ne nii mun naa leen ko wax lu ko dalee histoire du lac ba utilité